onze billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim mbokku xombol point net mbokku xombol mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen baaluwaq di leen balaax di ñaan yàlla mu jéggal ñu di remercier yéen ñi nga xamante ni am initiative bi ba permettre quand même li ñu waroon a def ñu mën ko def ci beneen moyen parce que dañu waroon kër gu ne ñu dugg fa ku ne ñu jébbal la suñu loxo baalu laaq baalaaq donc soo leen ñu mayee à travers cette émission ñu mën jokkoo ak bépp doomu Xombol ak képp ku nga xamante ni day bokk ak yéen jataay ci émission yu mel nii donc mënuñu lu dul rafetlu ko donc El Hadj ñu ngi lay nuyu di la gërëm Aji sama sœur maa ngi lay nuyu di la gërëm Badou ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu jataay bi di ñaan yàlla li nga xamante ni dafay nekk waxtaan buñ fi séq mu nekk lu nga xamante ni nekk njariñ pour askan bi dina nekk njariñ pour également ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi bokk ak ñun jataay bi. waaw ni ñu ko waxee rek dañuy commencé li nga xam ne mooy waxtaan wi ñu koy njëkk a laaj mooy Abdou ko xamoon ko Cheikh Bamba Dièye ñun bu newee ma xam Cheikh Bamba Dièye grâce à toi moo tax ñu gisaat ñu changement beneen étape boo xam ne jëm nañ ko léegi ñu gis Abdou su Macky Sall lan moo waral étape boobu. alors merci beaucoup souvent damay wax ni loolu c'est une vieille histoire du may bëgg souvent di ci ñëwaat parce que je n'aime pas trop du may bëgg di gestu di xoolaat ci ginnaaw lu ma xas a passé naa ko c'est fini mais je dois simplement rappeler que ni dama nekkoon coordonnateur national des jeunes du FSDBJ bu Cheikh Bamba Dièye alors parti boobu ma nekkoon également le vice coordonnateur des cadres ba ma dem ba nekk le plénipotentiaire du parti ci lu ñuy wax Benno Siggil Sénégal au niveau des jeunes yàlla defoon aussi may lëkkale li nga xamante ni moom lañ doon dox ci diggante parti bi ak sunu ndaantaango yi nga xam ne ñoo bokkoon nekkoon ci opposition bi. alors bu ñu ko nommé ministre ma nekkoon également dans son cabinet quelques mois quitté fa démissionné donc am taxawaay bu ma am pour wax rek ni sunu waxu démb dafa war a niroo ak suñu jëfu tey parce que mënuñu woon wax Karim Wade duñu doon mënuñu woon wax. d'accord ñu ci yenn doxalin yi ñu dem ba fal ko ministre mu ko doon doxalee man amoon fulla ak fayda taxaw di ko kaas donc bu ma taxawee ci rajo yi wax ko ñu dàq ma ci parti bi donc ñu def ay recours ji ma xeex loolu ñu dem ba ci biir suñuy mbokk suñuy xarit woo ñu ne ñu dañu bëgg nga bàyyi loolu lépp te gëm sa bopp doxal sa doxalinu bopp bon avancé te xam ne yàlla jeexul donc loolu mooy li indi suñu séparation ak Cheikh Bamba Dièye donc ñu koy nuyu au passage di nuyu ñëpp ñu nga xamante ni bokk nañ un combat ci parti boobu di wax ni aussi c'est des frères c'est des amis ñoo fa des donte ñu ëpp quitté nañ parce que parti la boo xamante ni dañu bokkoon ci nga xam dañ ko porté woon jëmmal ko ci fu nekk doxal ko fu nekk ci réew mi ba am ay gox-goxaat yoo xamante ni ginnaaw yàlla duñ fa amee ñoo xamante ni ñoo fa doon représenté parti bi ñun ñoo taxoon donc kon c'est toujours difficile nga liggéey benn liggéey ba mu xaw a am nu mu mel nga ñu sepp ci sa loxo mais on comprend que ni àdduna noonu lay doxee ay nit sax dañuy ñëw sëy am ay doom bokk lu bari ñu dem ba ci biir kenn ku nekk dem sa yoon donc kon noonu rek lañ ko jàppee amuñu dara loo xamante ni ñu ngi ko ci regretté ñu ngi continuer suñu yoon di ñaan yàlla kenn ku ci nekk yàlla barkeel ca la nga xamante ni ca nga nekk. alors suñu collaboration ak le président Macky Sall damay wax souvent que ni ñun ngësam mi indiwuñu ñor tàbbi lañ si. parce que su fekkee da nga bokk kuréel ak say moromu ndaw yàlla def nga nekk ci koo xamante ni ndaw ñi ba ñu dajee dañ la doyloo ne yow yaay suñu porte parole foo leen daje yaay wax ba bu mu demee deuxième tour ñu war a battre campagne pour moom ñu nekk le coordonnateur de la cellule de communication bu jeune Benno Bokk Yaakaar loolu je pense que ni luy wane rek pas-pas bu ñu amoon ak taxawaay bu ñu amoon ci moom mu falu ginnaaw bi nga xamante ni ñun ñëpp suñuy candidat ñàkkoon nañ donc loolu moo ñu boole woon ak le président Macky Sall alors bu ñu demee ba muy rencontrer jeunes it yàlla def na man lan doyloo woon ba man maa taxaw président expliquer à monsieur le président de la République li nga xamante ni moo ne waroon nekk suñu taxawaay nit ñi rafetlu ko ba nga xamante ni noonu donc liñ ci amoon nañ ko ci non ñu ànd ak moom nag aussi ci sacrifice yu bari ndaxte je me rappelle bi ñu ne dañuy dem campagne entre les deux tours dañu wax ne soo demee ñu dagg sa salaire ma ne jaral nañu ko donc ak yeneen yu nga xamante ni véritablement def nañ ko pour président Macky Sall falu donc bi mu faloo ba léegi aussi ñu ngi ànd ci compagnonnage bi di ci jàpp donc ci niñ ci mën ak kéem kàttan bi nga xamante ni moom lañ am et loolu mooy sunu taxawaay donc ak ànd bi nga xam moom lañ ànd ak le président Macky Sall. waaw Abdou ñu ngi lay nuyu vraiment di la présenter ko présenté ci chaîne médiatique bu Sénégal
sa représentativité au niveau national kenn dootu ko natable nit ñi xam nañu ko vraiment ñu koy laaj moom dafa fonctionnaire étatique la nekkoon toog ba yàgg mu ne non fi ma nekk nii naa delluwaat université wutaat yeneen diplôme lan la ci Abdou jublu woon lan moo doon projet bi. alors je pense que ni dañuy sant yàlla ba mu ñu joxe occasion pour ñu mën a defaat benn rattrapage parce que macha allah bu ñuy jàng je pense que ni amoon nañ comportement bu nga xamante ni ñu bari soo leen waxee Abdou Ndiaye peut-être perception wala image wala gis-gis bi ñu am rek mooy kii kat macha allah ba ñuy bokk classe nangam sangam macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu. alors bu ñu demee à l'université suñu première année on était tenté par le voyage jamono yooyu tukki moo xewoon donc ñu amoon ay moyens pour war a mën a tukki amoon ay projet pour war a mën a tukki alors ñu gis ni comme dañu jël décision ne dañuy tukki kon grave nan bàyyi jàng bi quoi parce que de toute façon dañuy tukki alors yàlla dogal li mu dogal ñu mujj nekk ci leneen lu bokkul ak la nga xamante ni loolu moo nekkoon suñuy projet ba ni ñu duggee ci enseignement bi ñu duggee ci enseignement bi ñu revenir à Dakar suñu première préoccupation mooy que ni obsession mooy bëgg-bëgg boobu ñu amoon ci ay diplôme nañu gaaw rapidement réaliser ko ci lañ commencé def benn master en gestion de projet ENEA école nationale d'économie appliquée mu tudd léegi ESEA bañ fa jógee ñu dem ENSET école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel ñu dem également def fa sunu diplôme ingénieur en formation ba nii may wax ak yow ni aussi ñu ngi def beneen master ETICA boo xamante ni mi ngi porté sur communication stratégique et digitale donc et cetera donc ñu nekk di jàng def ay leadership def ay yeneen ak yeneen yoo xamante ni dañu jàpp ni soo nekkee ndaw nekk ci réew te sa gis-gis nga bëgg mu sori wala nga am ambition yoo jox sa bopp li jaadu mooy nga jox sa bopp un profil polyvalent maanaam nga jiima jàng le maximum possible ci ay branches ci ay xam-xam ba nga xamante ni ëllëg luñ la mën di dénk wala lépp looy xëccoog sa morom li muy am soo ko amee di nga indi leneen loo xamante ni xañ na moom amu ko ndax dina yokk say chance misaal bi mooy sooy xëccoo ak koo xamante ni dafa am master droit nga am master droit ba pare am master GRH wala am master économie je pense que ni suñuy tànn kooku yow yaa koy pay chance parce que la ngay xam ak la ngay mën a liggéey peut-être moom du fekk moom du ko mën a liggéey parce que benn domaine rek la am xam-xam donc ñu nekk ci loolu continuer arrêté wuñu ba nii ñu ngi jàng fas yéene également heure bu ñu paree ci benn diplôme rek wutiwaat beneen parce que duñu wàññi dara yàqaluñu dara suñu njaboot comprendre nañ ko suñuy soxna accepté nañu loolu donc sant yàlla ba nga xamante ni ñi nga am occasion di mën a jàng pour continuer rek di am xalaat yoo xamante ni dina mën a jariñ réew mi. waaw loolu c'est important mu nekk benn éclaircissement boo xam ni c'est à travers Khombole.net Khombole dinañ ko gën a xam kan mooy la personne de Abdou Ndiaye vraiment mu nekk benn leader politique boo xam ne nii mais H24 c'est quoi. alors H24 dafa nekk kuréel gu bees gu nga xamante ni yàggul dara matagul 2 semaines donc. mais pourtant ñun H24 dañ ko dégg via les réseaux sociaux. comprendre ñu. xam nañ ne Abdou Ndiaye moo lancé mbir mi mais comprendre luñu pour nga expliquer ko Khombole. waa Abdou Ndiaye peut-être kenn rek la ci juróom benn ay nit yoo xamante ni xañ na ñoom ñoo amoon xalaat bi woote ci seen yeneen moromi naataango ñoom ñu gis mbir mi mu intéressé leen ñu dugg ci ba tey jii daanaka groupe WhatsApp bi ñu am mën nañu wax ni tous les ministres de la République ñi ngi ci donc di intervenir te loolu li ko waral mooy que ni dañu toog xalaat ñu ni dañu am njukkeel bu ñu war a amel président de la République Macky Sall njukkeel boobu nag mooy ñu am taxawaay boo xamante ni su ko yëgee ak su ko yëgut lii suñu waar ci tool bi dinañ ko bay ñu ne dañuy créer lu ñuy wax H24 kenn ku ci nekk nag am ci xalaat ñii ne H24 comme ni ko médecins yi waxee wala yeneen entreprises yi am na ñoo xam dañoo jàpp ne dañuy nekk ci yittey Macky Sall 24 heures sur 24 am ñu ko définir noonu am ñeneen ñu ko définir ne H24 H bi mooy l'heure 2 bi mooy deuxième quinquennat 4 bi mooy 4e président Macky Sall ñu ni l'heure du deuxième quinquennat pour le 4e président Macky Sall donc kenn ku ci nekk daal am na noo ko interprété ku nekk yaay xool rek sa cëggal guy noo ko gisee mais ñun daal ci li ñuy dox mooy groupe lan boo xamante ni dañu bëgg tuuma yi ñuy teg ci deru président Macky Sall ñu dindi ko wax li nga xamante ni mooy dëgg benn ñaareel bi mooy li nga xamante ni gouvernement mi ngi koy liggéey te askan bi war ko xam parce que suñ ko xamul dañuy njort ni liggéeyuñu li ñu war a liggéey ci réew mi ñu fësal loolu ba nga xamante ni képp koo xamante ni ci Sénégal nga nekk ci réseaux sociaux yi di nga xam li nga xamante ni ministre bu mu mën di doon wala directeur général bu mu mën di doon liggéey ñu koy fësal di ko wane. beneen bi ci topp mooy également que ni ñun ñu jox occasion opportunité ndax kilifa dinay liggéey waaye jotam wala
situation bi mu nekk du ko may muy mën di wax ak sénégalais yi comme ñun yàlla def na ñuy mën di toog ak ñoom di jaxasoo ak ñoom ci lu bari ñu jox leen occasion pour que li nga xamante ni war nañ ko waxtaan ak sénégalais yi pour ñu xam parce que du mbir mi càpp am ci réew mi li ñu soxla mooy ki nga xamante ni moo ko yor mu wax ak sénégalais ba ñu xam parce que ay waxam duñ ko mëngale ak waxi keneen koo xamante ni nekku ca kon kooku ñu jox ko occasion pour moom mu wax ak sénégalais pour nga xamante ni sénégalais yi du coow li bare leen xam ne kat ki nga xamante ni moom lañ ko dénkoon moom lii la ci wax kon war nañu mën a jàpp ni lam ca wax moo gën a wér leneen lu xamante ni keneen ku ci nekkut wax moom la wax. mais man définition bi ma ci gis muy. heure ñu jégal rek information boo xam ne ñëw na fi si léegi muy ki nga xam ne mooy premier adjoint au maire Demba Ngoy Sy bi moom mi ngi ànd rek di seetaan moom dañ koy ñaan bu fekkee mën naa rejoindre plateau bi rek mu ñëw ak internet yi nga xam ne tamit boo xoolee ci biir ñoom ñëpp ñu ngi def en direct di def ay message yu am solo di témoigner tamit ci plateau bu rafet bi nga xam ne moom lañu jàll di leen wax rek ne ko le maire excuse-moi premier adjoint bu fekkee mën naa ñëw rek moom it mën na rejoindre invitation moom waxoon nañu ko bu yàgg jot waaw amoon na invitation xam nga invitation yi doon ko def ñu H24 bi dañ l'heure du deuxième quinquennat mais noonu leen def ak nul ne peut avoir 2 mandats consécutifs noonu def ak loolu. waaw souvent dañuy wax ni suñuy doom yi ñun suñu bëggee ñu jàng. école lañ leen di yóbbu. sa oto su paanee ci mécanicien bi nga koy yóbbu. sa mbokk du feebaree hôpital nga koy yóbbu. un problème de droit su posé wu également dañ ko yóbbu ci tribunaux yi nga xamante ni ñoo am compétence pour àtte ko. voilà loolu à partir de ce moment là faa ma dog la parce que boo waxee loolu gars yi dinañ ci ànd mais am na ñoo xam ne duñu ci ànd parce que ñun problème de droit yu ñu am yëpp expert droitier yi ñoo ñu ko jox mooy ñi nga xam ne seen xel màcc ci droit ñoom ñoo ñu jox problème yooyu parce que à travers les magistrats les juges ñoom ñoo ñu jox problème yooyu parce que un garagiste du joxe problème droit mais problème droit yi leen exposé yëpp ñoo fi joxe avis ñoo fi joxe décision lépp ñoom la mais yow noonu ñu koy expliquer yéen ñuy wax heure pour deuxième quinquennat nul ne peut faire 2 mandats consécutifs loolu daal mooy lënd ci waa ñiy seetaan xombal.net. waa ñiy seetaan xombal.net li ñu leen di leeral rek mooy que ni ñun amuñu sañ-sañ taxaw ne président day nekk forcément candidat élection yi di ñëw waaye nag am nañ droit ginnaaw bi ñu gisee ni constitution bi lu ñu jàpp ñeneen ñoo xamante ni aussi xañ na ànduñu ak président Macky Sall sax jàpp ko ku mel ne sama xarit Barthélémy Dias taxaw ne président Macky Sall mën na nekkaat candidat. le président Ousmane Sonko wax ko ci beneen façon moom it jàpp ne président Macky Sall constitution bi ñu koy voté suñ ko votélee mën na ci nekkaat candidat professeur Ababacar Gueye nga xamante ni professeur agrégé de droit constitutionnel bokk ci société civile wax ko waa ñooñu suñu mënee am fulla ak fayda taxaw wax loolu ñun ñi nga xamante dañu ànd ak président Macky Sall gëm loolu aussi ñu war a mën a am fulla ak fayda taxaw wax ni ñun kat dañu gëm ne président Macky Sall war na mën a nekkaat candidat waaye suñu wax jooju yépp nag suñu waxee ne mën na nekk candidat suñu wax jooju yëpp nag dafa am fu mu yem ndax su boobaa su élection 2024 jotee muy man muy yow muy keneen ku mu mën di doon te nekk sénégalais jàpp ne war ngaa mën a bokk ci élection yi am nga sañ-sañ defar sa dossier yóbbu conseil constitutionnel. conseil constitutionnel nag ña fa nekk dañuy ay sénégalais comme ñoom comme ñun bi ñuy nekk magistrat xalaatuñ ni président Macky Sall dina nekk président ba leen seen i waajur di fayal seen jàng ba ñuy def seen i performance am seen mérite individuel ba nekk fi ñu nekk nii tey jii boobu xamuñu ni président Macky Sall wala keneen ak keneen dina nekk président kon li ñuy jàpp rek mooy que ni su bis boobaa bisee lu dul àtte loolu dinañ am fulla ak fayda fàtte lépp jiital Sénégal pour wax ku war a mën a nekk candidat ak ku ko warul mën a nekk suñu nangoo ne président Macky Sall war na mën a nekk candidat su boobaa dina am taxawaay bi ñu amoon ba nga xamante ni dañ ko assurer quand même son élection à la magistrature suprême su taxawee aussi ni président Macky Sall yow yoon mayu la nga nekk candidat su boobaa ñu amoon beneen taxawaay xool ci ñi nga xamante ñoo nekk ci langue politique yi kan moo ñu ci doy ñu ànd ak moom jun ci noonu rek la ñuy dox quoi waaye nag dañ ne nit da ngay waajal sa bis donc comme am na benn proverbe wolof bu koy wax maanaam nit doo bàyyi ba lu ne kët ne jonn nga soog a tànn kii li ñu nekk daal ñu ngi travail ci benn perspective te perspective boobu li ñuy sóor mooy que ni su président Macky Sall waree nekk candidat 2024 dina fekk am na ñoo xamante ni am nañ taxawaay bañ ca waroon am ba nga xamante ni sénégalais yi comprendre nañ li mu def ba war a tax ñu war koo mën a wóoluwaat su fekkee leneen lan safaan ba lan décidé nag su boobaa ñu tënku ci la nga xamante ni moom la conseil constitutionnel wax. mais xam nga ci njëlbeen da nga wax pertinence su As24 parce que da nga ne presque tous les ministres de la République y sont mooy ñu ngi ci biir tous les ministres de la République je précise bien tous les ministres de la République. ñu ngi ci groupe WhatsApp bi oui groupe WhatsApp bi mais tous les ministres de la République taxawal heure pour la deuxième quinquennat 2024 j'espère ni ma ko définir noonu la quelque chose comme ça mais loolu est-ce que c'est pas sifflé d'avance wax leen ne gaaw leen préparer ñu waajal troisième mandat bi. waaw mais du ordre bu nu jot. dañuy wax ni guerre ñu ngi koy préparer ci période de paix sooy waajal guerre
da ngay nekk ci jàmm di waajal guerre doo bàyyi ba guerre bi tàmbali nga soog ne da ngay guerre benn. ñaareel bi mooy ñooñu nekk ci groupe WhatsApp boobu nekkuñu ci parce que dañuy forcément partager tout avis yi ñu am yépp mais dañ ci nekk parce que dañ am lu ñuy liggéey ci réew mi président de la république dénk leen ko ñu sénégalais yi war koo xam ñu jox leen occasion pour sénégalais yi xam ko kon dafay jaadu ñoom ñu nekk ci groupe bi. li ci des it mooy que ni ñu xam ne li président Macky Sall wax ci la ñëpp tënku moom nee na dañ ma fal dama war a liggéey li may liggéey nag sénégalais yi ñoo ko war a gis ñoo ci war a gis njariñ bi te dañuy wax en stratégie nii. sooy jël décision ma daaneel sooy jël décision da nga koy tënk ci information yi ngay am maanaam su fekkee information yi nga am baaxul décision boo mën di jël du baax. mais du fekkee information bi nga am baax na décision boo jël mën na njort ne mën na baax kon sénégalais yi nga xamante ni ëllëg ñoo war a tànn li jaadu mooy ñu jox leen information bu baax duñ ne Sénégal problème sàngam moo am ñu jël ki nga xamante ni moom lañ dénk mbir moomu. mu ñëw wax ak sénégalais ni lii ñu ma dénk lii laa ci def fii laa ci toll jafe-jafe yi laa ci am lii laa ci mébét fii ak juróomi at wala fii ak fukki at lii laa ci bëgg a def su boobaa loolu mooy tax sénégalais bi nga xamante ni su ëllëgee dafa war a wax ci mbiru wér-gu-yaram dafa war a wax ci mbiru njàng mi mu toog xam ne kat ki ñu ko dénk lii la ci wax kon jàpp na ni lii ak lii moom lañ ci war a taxawee. mënoo koo wàññi conseil constitutionnel boobu aussi du taxawee ni donte yow président Macky Sall yaa wax ne mënatoo nekk candidat waaye yoon may na la nga nekk candidat su boobaa dañ ciy tënku dama bañ rek ñu jàpp ni président Macky Sall dafa nekk yonent wala xutbu samaan ba lu mu wax rek loolu forcément ba ci yoon dafa am ci réew mi. parce que bu ñu fàtte ni bari na fi ñoo xamante ni dañoo nekk ci nguur gi yoon daan leen ñëpp ni tàccu ne waaw Sénégal kat léegi ndax lii kat rafetlu nañ ko. kon soo nekkee ci nguur gi yoon jox la sañ-sañ boo xamante ni aussi da nga jàppoon ne amoo koy dañuy d'accord ne ña nga xamante ni ñoom lañ dénk loolu tëdd nañ njaaxaanaay ba képp ku am dëgg ñu jox la ko képp ku amul dëgg aussi ñu xañ la ko rek noonu rek jàmm ne ñooy. waaw fi Abdou fi kii daane rek laay waxee ci Badou mooy li Badou wax sàng nga ne pourtant kii est-ce que waxaat boobu waxeet moo fi jëlee Abdoulaye Wade est-ce que waxeet boobu bu ko Macky Sall defee du leen lox conséquences yi muy jul ci moom mu jóge fi deuxième question bi mooy man damay gis Abdou ci plateforme bi muy As24 man Abdou rek laay gis muy kaas ci réseaux sociaux yi ndax du nekk benn danger ci sa côté. alors première question bi mooy que ni waxeet boobu man li ma gëm moom laa gëm te muy dëgg ci man mooy depuis 1993 ay élection fii ci Sénégal nit mënatu koo sàcc li tax ma wax loolu mooy que ni déjà dinañ ma may ma partage ak seen ñi leen di suivre que ni 1992 93 dañu indi li ñuy wax le code consensuel de Kéba Mbaye code boobu ñu wax ni képp ku amul carte d'identité dootoo voté bépp bureau de vote du amul encre indélébile dootuñu voté képp koo xamante ni da ngay candidat am nga sañ-sañ teg ay ñu la teewal ca bureau yi ñuy wàññe ba nga xam la fa nekk dans les stands de recensement des votes ca tribunal ya yàlla jox nañ la sañ-sañ nga am ku la fa nekkal aussi pour signer PV bi pour nga wax ne nangu nga wala nangu woo ñu wax ne bépp réew boo xamante ni am na juróomi téeméeri sénégalais yu fa nekk dinañ fa ubbi bureau de vote ñoom ñuy voté ñu ne léegi pour nga voté soxlaatul ñaar fukki at ak benn léegi doo amee fukki at ak juróom-ñett am nga sañ-sañu voté et cetera muy mesure yoo xamante ni ci la transparence commencé di am ci système électoral sénégalais maa ngi fàttaliku bi ñu ambassade Amérique jëlee di ñu formé ci leadership politique dañu woon benn gouverneur mu ñuy formé mu ne ñu jamonoy Senghor dañu doon wax rek ni Senghor da leen di woo rek ne leen bon naa gagné ak 70% waaye du la ko waxee loolu da nga koy wutal buuñaa def ko 75 wala 80 loolu ma ne depuis 1993 mënatut am ci Sénégal kon président Macky Sall même bu fekkee dañ ne ay waxeet ak yooyu duñ ne même warul nekk candidat nekk na candidat et cetera man jàpp naa ni askanu Sénégal am nañ fulla ak fayda parce que nag bu ñu fàtte ni mbañ gàcce yow kese yaa cay wéet ak sa borom te koo fa tànn moom la ñuy compter ca bureau de vote ya kon suñu jàppee ni sax warul nekk candidat te conseil constitutionnel may ko su boobaa askan bi ñooy am fulla ak fayda kii nekk doo fi nekk candidat parce que li wóor mooy ni Ablaye Wade yore woon gendarmerie yor police yor trésor yor armée yor fal gouverneur yeeg préfet yi ak sous préfet yi dem élection sénégalais yi am fulla ak fayda ne ko dootoo ñu jiite kon donte le président Macky Sall dafa ne day nekk candidat nekkaat ko le dernier mot revient au peuple su fekkee magistrat yi wax nan la nga xamante ni mooy yoon ne ko candidat nga mu nekk candidat wala ñu ne ko nekkoo candidat mu bañ a nekk candidat bu mu ci mën di doon it
peuple souverain mooy peuple Sénégal ñooy wéet ca mbañ gàcce yi ndekki ba suur dem toog wéet fa ak seen borom tànn ku leen neex te ka leen neex kooku mooy en majorité kooku mooy président ci destinée sénégalais loolu mooy benn. bi ci des mooy H24 amuñu lu ñuy kaas H24 dafagul 15 jours c'est vrai que bi ñu ko lancé le 7 juin lañ ko lancé mu am benn engouement médiatique bu doy waar parce que dañu indi benn rupture. je pense que ni xañ na am na lu may gis mu koy commencé di ko def ci dëkk bi dañ ko ñaanal rek ba yéene yi nga xamante moom la am ci dëkk bi ñu def ko keneen ak keneen ak keneen koo xamante ni rek am nga yéene ci dëkk bi yàlla kàttan na la ba nga xamante ni sunu jigéen ñi sunu ndaw ñi sunu papa yi sunu yaay dinañ xam ne kat seen i doom aujourd'hui nekk nañ ci taxawaay boo xamante ni xombol jooyatul dara je pense que ni loolu mooy l'élément le plus important souvent damay wax ni le président Idrissa Seck soo demee Thiès dañ koy sagoo dañ koy tiitaroo parce que bi ko yàlla dexee ci yenn position yi def na loo xamante ni Thiès tey Thiès duñ ko fàtte ba tax na ak situation bi lu mu compliqué su tàllalee loxoom waa Thiès daal di koy wuyu kon li ñuy ñaan mooy doomu xombal yi nga xamante ni nekk nañ ci ay positions yu stratégique loola ñu xam ne Sénégal gépp a ko bokk waaye ginnaaw bi ko Sénégal gépp bokkee aussi gën a jege gën a yay donc ñu def de sorte que waa xombal di gis seen bopp ci loolu nga xamante ni moom lañ yor comme responsabilité. Abdou nan nga gisee élection yi nga xamante ni ñi ngi ci jëm ak ban taxawaay nga ci fas yéene am. alors élection yi maa ngi dégg ñu bari ñoo xamante ni dañu nekk ay candidats ñenn ñi samay xarit lan ñenn ñi samay rakk lan ñenn ñi samay dëkkandoo lan samay mbokk lan donc di leen masawu coono parce que souvent damay wax dama leen yërëm sax ñoom parce que niñ ciy doxee ak vraiment niñ ciy kiyee loolu aussi xañ na yéene bu ñu am rek kenn ku ci nekk da nga xër ci xombal ba nga jàpp ne xañ na yow rek yaa war a mën a doxal dëkk bi donc mais li ma leen di ñaan rek moo ñu fàttaliku ni nekk meeru xombol warul tax nga am xaar ma yàlla ak ma sàmba ak ma demba ñun xombol ñoo bokk lépp ay xarit lan ay mbokk lan ay dëkkandoo lan donc dama leen di souhaiter rek ñoom ñëpp bonne chance di leen ñaanal aussi ñu rafetal compétition électorale bi ba duñu am xaar ma yàlla et que ëllëg ku mën di nekk maire ñeneen ñi am yéene pour ñëw dugal ci seen loxo mais su fekkee wutin bi dafa ñaaw rek day tax ba ëllëg ku mën di nekk maire ñeneen ñi duñu la ñeme pour mën a ñëw dugal seen loxo te je pense que ni xombol a besoin de toutes ces compétences ñi nga xamante ni ñooy xëccoo xombol kenn ku ci nekk am nga loo mën am nga foo féete te élection yi warul tax ba nga xamante ni duñ ci génnee la nga mën ak fa nga féete ak la nga waroon doxal ci dëkk bi nga téye sa loxo donc kon nañu rafetal wutin bi nañu jiima d'abord gën a continuer toog waxtaan ci nu ñuy def pour gën a mën a ànd parce que damay tooñ sama benn xarit di ko wax ne su fekkee li ñuy wax lépp ñun ñëpp dëgg la kon war nañu mën a jël kenn ku ci nekk ñu bind sa tur dugal ko ci benn pot ñu loterie rek ku ñu génne sa tur rek ñu xam ne mooy sa chance ñëpp ànd ak yow jàppale la ba nga xamante ni peut-être xalaat bi ma Samba ak ma Demba am dinañ ko teg au service de ki nga xamante ni moom moo génn pour ñu defar suñu dëkk parce que loolu moo ci am solo maire Xombol ce n'est absolument rien d'extraordinaire donc nekk maire taxut a nekk ministre nekk maire taxut a gën nit ñi nekk maire taxut aussi am fi way boo xamante ni kenn du ko am na ñoo xamante ni jariñ nañ Xombol ci lu bari te mosuñoo nekk maire et je pense que ni foofu rek la ñuy attirer seen attention ñu xam ni bu mu nekk obsession maanaam obsession mooy mu tere la nelaw wala mu tax la def loo xamante ni mënoo ko wala tax la def loo xamante ni ëllëg doo génne ci élection yi doo amut li nga bëgg nga jaare fa bàyyi Xombol je pense que ni loolu lu am solo la ñu waxtaan ko ak ñoom nan lucide garder la tête sur les épaules te xam ne élection yi c'est un moment de leur vie ku Xombol waaye ne yow yaa ñu doy ñu jiital la ñeneen ñi ci des ñëw dugal seen loxo pour ñu développer suñu dëkk loolu rek moo am solo. waaw vraiment muy lu am solo muy analyse pertinent muy loo xam ne nii Xombol gépp nañ ko bàyyi xel te képp ku nekk nar a nekk leader wala képp ku bëgg a nekk leader di nga ko bàyyi xel mais en vous entendant parler yow kon doo candidat. non man moom du ma candidat sax pour nekk conseil municipal boog pour mu leer Abdou Ndiaye. mais Abdou est-ce que Xombol na kii xaritu président la yow Xombol na nangu lool. bon xam nga Xombol dafa am lu mu moom. am lu cër bu mu am ci man mais man ma am loo xamante maa ko moomal sama bopp. man dama wax ne élection yi Xombol yii nii ñu jëm nii jaraluma xiiroog ma Samba jaruma xiiroog ma Demba ñoom ñëpp laa faral ñoom ñëpp laay supporté. Abdou Ndiaye dama koy wax fii nii peut-être xañ na dina décourager ñu bari ñi nga xamante ni ñu ngi doon def ay démarches mais Abdou Ndiaye doo leen gis turam incha allah ci liste conseil municipal bu mu mën di doon. nekkuma candidat pour adjoint au maire nekkuma candidat pour conseil municipal nekkuma candidat pour maire mais daal candidat pour développement Xombol la. képp koo xamante ne gañe nga soo ma tàllal loxo dinaa ñëw soo ma tàllalul loxo dinaa wane
sama pas-pas ci ànd ak yow pour ñu defar suñu dëkk. loolu am na solo en tant que chargé de la formation ASP bu Sénégal ñu gis ngeen signé ay accord ak Union européenne signé accord ak ay agence yu formation ak ay waa police Sénégal gendarmerie muy innovation bu doy waar bu am ASP liggéey boobu lan moo ko wundu lan moo changé ci agence boobu. alors en 2013 le président dafa def benn décret créé lu ñuy wax agence d'assistance à la sécurité de proximité daal di woo ndaw ñi nga xamante ni bëggoon nañu jariñ seen réew ñu ñëw nekk ay volontaires ay engagés civiques ak volontaires ñëw liggéey pour seen réew biñ ko defee loolu moo indi ndaw ñi lu mat fukki junni ci ay ndaw Sénégal ñëw 2017 ñu jëlaat ñetti junni ay ndaw ñu ñëw nekk au service de la nation ñu ne leen dañ leen a dénk police ak gendarmerie dañuy liggéey sous le tutorat de la police et de la gendarmerie ñu leen di accompagner parce que sécurité bi desoon na mais leneen aussi mooy am na ndaw ñoo xam bëggoon nañ liggéey kon ñu def lu ñuy wax tandem emploi sécurité ñu jël leen bi ñu leen jëlee aussi mu am projet bu ñu créé muy un ASP un métier yàlla def tey jii ma yor ko nga xamante dañ ne képp koo xamante ni ñëw nga jox sa bopp askan réew mi pour bokk ci liy tabax réew mi li ñu yayoo ak yow mooy former la ba doo fi jógee sa engagement civique et volontaire nga xam 2 ans la renouvelable une fois après évaluation du service effectué soo fa jógee nga am métier boo xam dina la permettre nga am leneen loo xamante ni nga mën a liggéey donc projet boobu ma yor ko foofu aussi nga xamante ni dañuy wax ASP bu ci nekk tànnal métier bi nga xam moom nga bëgg ñii ne mécanique lañ bëgg a def ñii informatique ñii restauration ñii sécurité aéroportière ñi garde rapprochée et cetera ku ci nekk ñu gunge la wutal la ay module de formation ak ONFP 3FPT formé la ba nga xamante ni am nga métier boobu doo fi jógee di nga mën a liggéey leneen loolu moo tax tey jii doo xoolee am na au minimum quelque chose comme 3000 à 4000 ASP yoo xamante ni am nañ métier ba ñenn ñi xaaratuñ sax état yóbbu leen feneen ñoom ñoo démissionné seen bopp ndax am nañ métier bu leen permettre ñu dem liggéey leneen ñoo xamante ni tey jii ñi ngi Angleterre ñii ñi ngi ay dans les pays arabes ñii ñi ngi ci yeneen service ay aéroport ñi nga xam dañu defoon formation sécurité aéroportière ñi nga xam dañu defoon restauration ubbi seen restaurant tey jii di liggéeyal seen bopp donc mu nekk dara benn centre d'incubation boo xamante ni dañ fay tàggat ndaw ñi daanaka pour may leen métier boo xamante ni dina leen permettre ñu mën a nekk ci leen am na ci ñoo xamante ni su concours yi ñëwee dañ leen di dajale former leen encadrer leen ba ñenn ñi tey ji am na ci ñoo xamante ni nekk nañ ay diplomate am na ci ñoo xamante ni nekk nañ ay douanier am na ci ñoo xam nekk nañ policier gendarme donc administration boo mën di dem rek tey ji ASP yi ña nga fa donc kon ñooñu loolu la ñu tey foofu la ñu yàlla indi ñu nekk fa nekk seen chargé de la formation muy formation personnelle bi comme formation ñi nga xamante ñooy ASP yi nga xam ñooy ànd ak police ak gendarmerie nekk ci maire yi nekk ci tribunaux yi nekk ci hôpital yi nekk ci feneen ak feneen ak feneen ba nga xamante ni administration boo mën di dem tey jii njariñu ASP yi feeñ na fa donc di leen jaajëfal di leen vraiment baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla li nga xamante ni moom la ñu liggéey pour réew mi yàlla barkeel ko da yàlla ubbi leen yeneen opportunité te am nañ ci yaakaar parce que président daf ñu woo wax ñu ne ñu dama bëgg ngeen créer corps spécial boo xamante ni ñi nga xamante ni lu mat juróom-ñaari at ñi ngi nekk ci service u réew mi moom daal jàpp na ni waratuñ leen bàyyi rek ñuy demal seen bopp kon nañ leen wutal corps boo xamante ni suñ fi jógee dinañ nekk comme police nekk comme gendarmerie nekk comme douane nekk comme enseignant yi ba nga xamante ni dinañ am liggéey boo xamante ni bu mucc ayib boo xam dina ci mën a yor seen njaboot dimbali ci seen i waajur dimbali ci véritablement seen i dëkkandoo. mais sa relation ak Birame Faye mën nañ ko xam. alors Birame Faye c'est un ami c'est un frère Birame ñi nga xamante ci lu ñuy wax Benno Siggil Sénégal. yàlla def ma nekkoon porte-parole jeune opposition de 2010 à 2011 ba 2012 donc ñu nekkoon fa xamante ma teewal woon fa sama parti mu teewal fa parteem coofeel dox suñu diggante ñu nawante ci pas-pas nawante ci xam-xam nawante ci engagement boobu ba léegi nag léeg-léeg ñuy bokk di fanaan léeg-léeg ñuy bokk di passer ay week-end ba li ma xam ci famille daanaka ñu bari xamuñu ko li ma xam sama famille ñu bari xamuñu ko loolu nag moo indi suñu diggante ba benn moment bi mu soxla un ingénieur en formation au niveau de l'agence mu gis ni j'ai le profil de l'emploi mu woo ma ne ma dama bëggoon jox la poste bi su fekkee mën nañ d'accord ci condition de travail yàlla def ñu waxtaan ba d'accord ci ay conditions yi nga xamante ni ci laay demee foofu boobu ba léegi également ñu nekk fa di liggéey mais relations yi dépassé aujourd'hui des considérations professionnelles dépassé ay considérations politiques mu nekk ay frères yoo xamante ni tey jii dañuy ñaan yàlla rek mu sàmmal ñu diggante bi parce que diggante boobu dafa jur njariñ waxuma rek ci moom wala ci man mais dañu dem ba léeg-léeg mu wax ma ne ma copain dama bëggoon kat sunu xarit yi nga xamante ñoo doon ànd te seen situation seen loxo jotut seen ginnaaw wala laaj nañ ndimbal nga ma koy fàttali pour
ñooñu it ñu mën a xool nu ñuy taxawee ci seen i mbir donc loolu muy vraiment ànd nawle ak ànd bu am njariñ donc di ñaan yàlla mu barkeel ànd bi te li nga xamante ni moom la ñuy mébét ci suñuy diggante ak suñu diggante ak suñu xarit yooyu yëpp nga xamante ni ñoo àndandoo woon xeex ba président Macky Sall falu yàlla kàttan nañu ba ñu mën ko réaliser. jërëjëf Abdou defe naa ne waxtu yi tamit xoj nañu ndax suñu beneen invité bi ñëw na muy Cheikh Ndiaye moom moo représenté ki nga xam ne mooy Kassé président zone waaye defe naa ne ni ko Abdou waxee leer na defe naa ne ni gars yi doon gis jaaxee ne Abdou am na leader bu nekk xombal bu ko seet si pour muy ànd ak moom defe naa ne tey si à l'endroit wala à travers xombal.net moom Abdou def na éclaircissement yi donc comme ni ko waxee Abdou waxee Abdou moom nee na àndut ak benn candidat boo xam ne nekk na xombal il est libre ñëpp la faral donc kon kooku maanaam li gars yi doon gis jaax teg na ko si yoon donc nu may mujjee laaj rek mooy Abdou muy wax ni kon jàpp na ne élection municipale dina am ndax am na ñoo xam ne toog nañ fi nee na élection municipale warut ñu am ndax modalité yi nga xam ne président war na ko def dialogue beeg ci changer fiche beeg yooyu yëpp amagut ñoom foofu lañ jàpp ne élection municipale du am kon yow boo fundee nii day mën yow da ngaa jàpp ne élection municipale date duñ ko jàpp dina am. waaw xam nga taxaw ni élection municipale moom du am je pense que ni xañ na kooku xañ na day fanaan ci xelum président Macky Sall waaye man comme xombol laay yeewoo di fi fanaan. président Macky Sall nekk avenue Roume je pense que ni li nekk ci boppam du foofu la ñuy intéressé wu mais li ëpp solo rek moo ñu xam ne disposition yi ñu war a jël pour organiser ay élection je pense que ni état bi jël na ko benn mooy jël na date ñaar mooy wax ki ñuy fal ci yan condition lañ koy fale loolu wax nañ ko que ni képp ku nekk tête de liste incha allah yaay nekk maire soo gagné ñetteel bi mooy ñu commencé révision liste électorale yi loolu je pense le 26 xaw ma le 27 war na tàmbali pour que képp koo xam da nga bëgg a changer fooy voté nga dem changer ko képp koo xamante ni également nekkoon ci liste bi électorale nga mën a dem dugal sa bopp ci liste bi donc et cetera maanaam matukaay yi ñu war a jël yëpp pour organiser élection je pense que ni gouvernement bi jël na ko kon mënuñu jàpp lu dul ni élection dina am léegi nag àdduna aussi dafa tëradi ndax déjà mbas mi ngi nii sonal nit ñi lool ñu jàppoon ne jeex na Sénégal amoon ci taxawaay bu rafet ba nga xamante ni réew yi ci àdduna bi yëpp Sénégal moo ci jëloon deuxième position ci ni mu comporté woo ci mbas mi kon su fekkee mbir mi dafa yokk ba ñuy wax troisième vague loolu aussi considération boo xam war nañu ko intégré mais dañuy wax rek ni lépp solo daal mooy. mais loolu joxoon ñu fi baaraam président moom mi nga xam dafa doon def tournée économique après tournée économique bi jeex rek gars yi annoncé li nga xam ne mooy troisième vague bi. waaw am na étude am na xam nga dañuy wax souvent nii sooy def analyse da nga koy teg ci ay données maanaam ci ay nattukaay. li wóor mooy zone bi nga xamante ni fa la demoon def fa tournée mbas mi ni mu mel Dakar mel ko Thiès mel ko feneen mel ko Kaolack feneen melu ko zone boobu. kon ñëw na Thiès. waaw kon impact boobu ñuy wax ni moom la tournée bi am ci propagation virus bi je pense que ni du wax joo xamante ni dina tegu ci ay études scientifiques mais li ci mën di am mooy que ni xañ na nit ñi ñoo xër ci le président Macky Sall parce que su fekkee. amoo courant ñu indil la courant amoo woon tali nga am tali amoo woon pont boo jaar nga am ko su fekkee xañ na mosoo woon am hôpital bu mucc ayib nga am ko léegi soo bëggee faju léegi dootoo dem Dakar dootoo dem Saint-Louis mais fa nga toog sa dëkk ba yaa ngi faju à partir de ce moment là xañ na ki la defal loolu su ñëwee di nga am yéene ci dalal ko bu baax ba nga xamante ni ñun ñëpp nañ ko xool ci suñu bopp ku ci am gan goo xamante ni fonk nga ko wala ñu ne la sa séet day sëy si wala ñu ne la sa mbokk diw dafay ñëw di nga ko defaral néeg boo xamante ni su ñëwee ay la yéwén di nga xam di nga njort ni xañ na dina bëgg donc ci angle boobu rek lañ ko mën a analyser que ni président Macky Sall bi mu ñëwee ne day def tournée nit ñi aussi xañ na xër nañ parce que soo demee fu mel ne Sédhiou amuñu woon hôpital régional ñu am ko soo demee fu mel ne Kaffrine je le dis en toute sincérité vous me permettez de faire une petite digression mais man bi ma gisee image ci Facebook franchement dama doon wax ne gars yi ils ne sont pas sérieux parce que dañoo jël image yu nekk France wala Espagne wala États-Unis dugal ko fii pour waneen hôpital bi ma toog gis ñu ko def statut ñu dox ma gis ci biir hôpital bi xam ne fii Sénégal la franchement j'ai été fier et c'est à ce niveau là may invité Sénégalais yi pour ñu xam ne politique baax na opposition il faut forcément mu am mais il faut que dans ce pays là ñuy apprendre maanaam ñuy tàmmal suñu bopp ci léeg-léeg du ñu amee lu baax lu ñu def ñu koy tiitaroo parce que loolu mooy indi développement hôpital bu nekk Kaffrine ak ku fi mën di nekk président sag la ci réew mi su ñu defee tali mu dem Touba autoroute mu dem Kaolack mu dem feneen sag la ci réew mi kon lu ñu opposé wu lu ñu ñàkk ànd ak ma Samba ak ma Demba nañuy am occasion léeg-léeg ñuy tiitaroo sunu réew ci li nga xamante ni moom lañ def ndaxte da ngay nekk président France wala Amérique def fa fukki at wala juróom-ñetti at
jóge fa mën ngaa bañ a tabax université mën ngaa bañ a tabax lycée mën ngaa bañ a tabax hôpital parce que ñoom réglé nañ problème yooyu depuis ay 1900 les années 1900 kon ñun su fekkee dañoo nekk ci réew moo xamante ni nit ñi dañuy tiitaroo suñu dëkk am na courant wala dañuy tiitaroo léegi am nañ robinet wala dañuy tiitaroo suñu dëkk am na école kon nañu xam ne préoccupation yi Europe du suñuy préoccupation ñun dañu toll ci construire les bases du développement tabax réew mi kon nag suñ ko dee tabax nañu ànd tabax réew mi yeneen question yi du ma ne amul solo mooy question de transparence c'est extrêmement important parce que alal réew mi dañ ko war a ñoŋal ba kenn ku ci nekk kenn du ko def moomeelu boppam mais que ni bu ñu fàtte ni infrastructure yi moom moo ëpp solo ndax le président Abdoulaye Wade bi mu defee 36 kilomètres d'autoroute à péage bi muy wax ne daf koy def tubaab bi dañ ko wax ne ko Sénégal tolloogut foofu mais biñ ko ñemee mu neex xam nañ ne ah lii kat baax na président Macky Sall yóbbu ko Touba yóbbu di ko yóbbu Kaolack kon loolu mooy indi développement nañu tabax ay université nañu tabax ay lycée nañu tabax ay hôpital nañu tabax ay école nañu def leneen ak leneen ak leneen loo xamante ni véritablement sunu doom yi dootuñu buuxante ci école 4 wala école 3 wala école 2. loolu je pense que ni mooy fondamentaux yi nga xamante ni moom la réew mi soxla suñ ko defee ba pare nag yeneen questions yi après mën nañ ci ñëw mais je pense que ni loolu c'était important ñu leeral ko. mais vous ne vous voyez pas directeur de campagne Macky Sall 2024. Ah, ce serait un honneur. Je pense que le président Macky Sall su ma doyloo ba ne ma def naa le directeur de campagne ce serait un honneur et su boobaa aussi dinañ xam ne véritablement doomu Xombol am na lu nekk ci seen bopp te am nañ gis-gis te am na lu ñu mën a apporter comme ni ko ñeneen ak ñeneen ak di ko def parce que école yañ jàngee fa lañ jàngee diplôme yi am moom lañ am yéene bi ñu am ci réew mi moom lañ am engagement bi ñu am moom lañ am donc je ne vois pas de raison pour que ëllëg suma président Macky Sall ne woon def na le directeur de campagne ñu jël ko parce que véritablement am nañ les éléments de langage pour wax ak sénégalais yi xamal leen li nga xamante ni moom la fi def et je pense que su leeree ci seen bopp dinañ def le bon choix et le bon choix resterait effectivement le président Macky Sall. mais xombol.net ñu ngi lay gërëm di la sant di kontaan ci la venue vraiment muy koo xam. je pense que ni loolu nag ci laay invité jeunesse bi ñu comprendre que ni c'est vrai université c'est bien tu peux avoir beaucoup de diplômes école yi mën nga def de très bons résultats mais dafa am yeneen yoon yoo xamante ni fa ngay jàngee leadership man peut-être amoon naa chance ambassade États-Unis ak le gouvernement américain doon tànn fukki ndaw ci réew mi ñu jàpp ni am nañ yaakaar ci ñoom yàlla def ñu bokk ci man ak sama xarit Biram Faye ak ay Mboy Diouf directeur PAMOD Aji Mbergane Kanouté député Ndeye Naam Diouf directrice alphabétisation ak ñeneen ñoo xamante ni dañu am yaakaar ci ñoom macha allah donc ñu formé ñu ci nii ngay waxee ci mbooloo nii ngay defee programme politique nii ngay nangam nii ngay nangam nii ngay nangam kon je pense que ni expertise boobu ak compétence boobu yëpp ñu am bëgguñu ci leneen lu dul mettre ko au service de Xombol et j'invite quand même à képp koo xamante ni da nga dëkk Xombol bokk ak ñun Xombol ñu jàpp ne am na lu ñu mën a apporter ci li nga xamante ni moom la nekk ñu ngi lay renouveler suñu disponibilité pour bokk ak yow suñuy xalaat suñuy mébét ak suñu gis-gis pour que Xombol bi nga xamante ni mooy moom la ñu yéene muy Xombol boo xamante ni day nekk royukaay ñu bokk ak yow ci xalaat yi nga xamante ni moom moo koy développé am nañ générosité boobu et pare nañ pour accompagner ñëpp ndaw ñi ñu leen di exhorter ci ñu gën a góorgóorlu jàng mais ginnaaw bu ñu jàngee ba pare ñu xam ne également vie bi c'est des étapes lu mu metti il faut être digne il faut être endurant il faut être constant te ñu bañ a def comme ñeneen ñi ne duma def politique moi je dis que ni politicien su fekkee am nga ay valeur am nga éducation amul lu gën a rafet politique ndaxte dañoo bokk dëkk bi ala kulliyaal mu am ñu ko war a jiite te ñi koy jiite ñu yeyoo leeral dëkk bi setal dëkk bi defar dëkk bi kon kooku nga xamante ni dafa jël jotam su liggéeyee ba wàcc nekk ci kër yi di dugg ak a génn di réunion par-ci par-là pour lu defar dëkk bi ñooñu je pense que ni kenn ku ci nekk ci dëkk bi da nga leen amal njukkal kon ñu ngi leen di exhorter ñoom ñu am engagement civique am engagement citoyen am engagement politique pour que li nga xamante ni moom lañ bokk muy réew mi ak dëkk bi kenn ku ci nekk nga mën ci bay sa waar ba nga xamante ni ëllëg suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët du ñu mën a jéppi. sa kàddu di leen gërëm di leen sant di rafetlu jataay bi j'avoue que ni depuis je pense 2014 je m'étais interdit dama tere woon sama bopp toog di wax ci espace public bi au niveau de Xombol je pense que ni ñenn ñu bari xañ na dina ma ci mere parce que léeg-léeg ñu invité ñu ci yenn plateau sax dañ doon wax ne dañu bañ parce que bëgguñu sax wax loo xamante ni dina ternir dina yàq suñuy diggante mais quand j'ai vu le format là dama ko rafetlu et je crois que ni lii kenn ku ci nekk war nga ci mën a inspiré wu et di invité ñeneen ñi aussi